VFtv ñu ngi fii tey ci cité ouvrière nag ku ko dégg sa xel ci kenn lay njëkk dem muy sunu honorable député di Sadio Diakhaté Konaté di leen xamal nag ne leen li ñu regroupé fii tey lu am solo la parce que bu ñu waxee ne développement bu ñu waxee tamit lépp lu nga xamante ne ci action la bu jëm ci sunu honorable député ñun dañ ciy sawar waa VFtv ndax ñun tamit duñu gan ci kër gi ndax bu leen fàtte ne moom nii mooy marraine télévision bi ndaxte kat nit da koy jox la mu moom parce que ñun ci fii la ñu nekk suñu siège nekk fii ci cité ouvrière kon waruñu jéggiwaan yi ndax dañoo am ko mat nag koo xamante ne ni macha allahu rabbi dafa mat li mu doon ba kaare kon nag bu ñu wooyee ci lii dañuy ñëw wisi ko di leen leeral nag ne leen campagne taxul nit buy liggéey day yoon nga di ko wone. Mbacke maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ak équipe bi nga àndal yëpp di féliciter di remercier VFtv tey vraiment dañu kontaan trop ñun waa cité ouvrière rawatina Diourbel yëpp parce que soo demee ba am télévision sa dëkk je crois que c'est une première yàlla def ak vraiment seen ñàkk ki ñaan en tant que honorable député de la cité ouvrière du département de Diourbel ma nekk marraine de cette télévision lu may njëkk a def mooy remercier leen bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne vraiment VFtv commencé na di ko def daanaka léegi ñëpp VFtv la ñuy seetaan kon sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax merci madame Mbacke. voilà dégg ngeen ko noonu kooku kenn doon ko présenté ci wax naa leen ko léegi ndaxte moom mooy sunu honorable député bii nga xamante ne moo nekk cité ouvrière te bu leen fàtte ne njaareem gi ñaar dong lañ fi am macha allah muy góor ak jigéen waaye nag jigéen ju mën góor la moo tax man fu ma woo damay jóg parce que dama ko naw ndaxte lii ñun la waroon kon bu ko yàlla defee mu am ndombol tànk bi am mat bu toll ni du tay di jël alalam di ko ci def xaarul nguur gi kon dañ ko war a fësal te lii c'est pas la première fois wax naa leen ko léegi à chaque fois day defar mais daanaka mën naa ne ñun suñu biir ñun ñooy ñëwaat defaat fi mbalit bi parce que tey ji benn endroit bu mel ni nga xam ne ay école ñu ngi fi xale yi fi la ñuy joué centre bu mu ngi nii li ñu waroon def mooy bay ci sa wewu tànk ñun ñoo waroon njëkkee ñëw di dindi salte bi war a njëkk a ñëw di wone di joxe le bon exemple mais buñ ko deful ba moom mu xam li ko war mu jóg di ko def ñuy sàkku nag population bi ñu dimbale ñu mu wax ak population bi rawatine waa cité ak waa Njaaram gi nga xam ne fii dañu bokk àddina bi yëpp kat ñooy seetaan VFtv bi honorable très bien madame Mbacke kon ñu ñëwaat rek vraiment may remercier premièrement la cité ouvrière bàyyiwuma kenn mag ak ndaw góor ak jigéen cité ouvrière maa ngi remercier ñëpp remercier commune bi ma dëkk muy la commune de Ngoye remercier département de Diourbel yëpp ndax tey su ma demee ba toog assemblée nationale tey ñoom ñoo tax kon dinaa leen sant di leen bu baax di leen gërëm yàlla def aussi ma nekkoon ci école bii ma jàkkaarloo muy école SIB ma nekk fi enseignante pendant 12 ans ma ci laa jóge fii dem Gossas comme chef de service ci laa jógee foofu dem fële assemblée nationale en tant que député département de Diourbel mais acte bii ngeen gis ñu def tey ñu nettoyé waat ordures yi c'est pas la première fois il y a un enseignant qui est là de la Croix-Rouge mën na ma te témoigner plusieurs fois on a fait Croix-Rouge di leen toggal ak ñuy nettoyer fii mais à chaque fois c'est la même chose dañuy ñëwaat di sottiwaat les ordures ñu ne déete waay à chaque fois ma am équipe ba nga xam ne des jeunes engagés ñoo ngi nii à chaque fois dañuy nettoyer fii mais dañuy gis rek le même problème moo tax tey ñu daje fii tey ñun ñëpp di waxtaan daal ci suñu biir di sottante xalaat di ñaan askan bi di ñaan mbokk cité ouvrière vraiment ñu changer comportement ñu am beneen comportement ba nga xam ne suñuy dooma fi nekk fii ñuy tuur ordure c'est entre deux écoles école primaire baa ngi nii école élémentaire baa ngi nii bu tey su ngelaw amee vent bi yëpp day jàll ci biir école bi moo tax maa ngi lancé waat appel aux autorités su fekkee ne mën nañu dimbal ñu délocaliser lieu bii ñu def dépotoir ñu délocaliser ko ndax vraiment du lieu ba nga xam ne tuurukaay la sax ba ñuy tuux ci kaw tali bi suñu borom defal ñu ba yàlla dimbali ñu ba président Macky Sall indil ñu ay car ay tata car bi fii la jaar léegi car bi fii lay jaar su fekkee ne dañoo tuur ay ordures sur la route tata bi bu ñëwee du am fu mu jaax te ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk moo tax maa ngi lancé appel à la population de la cité ouvrière yàlla def na ñu doon jooy dépotoir wax nañ ci ba dépotoir baa ngi nii filmé nañu ko am nañ dépotoir fu ñuy tuur ordures yi ñuy ñaan xale yi ñuy yónni ñuy tuur ordures yi ñuy ñëw di ko tuur ci biir dépotoir bi su feesee ñu oo benn ak peel mu ñëw jël ko yóbbu ko parce que ñun ku nekk xam na ne les communes rurales amaguñu matériel nettoiement commune la yem
ci Malick Fall fii c'est la commune de Ngoye moo tax maa ngi lancé un appel képp ku ma dégg ku ñu mën a dimbale dégg nga ba ordures yi mën fee ñu délocaliser ko mu mën fee jóge une bonne fois pour toutes parce que y a les enfants man vraiment je me soucie de nos enfants qui sont là kon ku nekk am na ci yoon part de responsabilité dégg nga soit que ñu bañ a tuuti ordure fii ou bien dégg ngeen léegi fii gis nga xale fi la ñuy foyee xale yi fii la ñuy footballé filmé nañ ko léegi benn match de football la fi am fii la ñuy foyee fii la ñu am comme lieu de loisir kon ñun ñëpp nañ engagé wu jàppale suñu bopp ñun ñëpp du lu man kese ñu bañu fi defati lii vraiment maa ngi lancé appel boobu di ñaan ñëpp ku ci nekk xam ne sa affaire bopp la ñu changé daal vraiment feneen fa nga xam ne daal fa lañ ko mën a def mais aussi maa ngi lancé appel tamit état bi bu ko gisee xam ne fii aussi vraiment laaj na ay matériel ba nga xam ne même suñu changé lieu de dépotoir wax nañu am benn matériel de nettoiement ba nga xam ne mën nañu ci dimbale vraiment di remercier waat VFtv di remercier waat staff bi ñi ma àndal yëpp di remercier le gardien bi nga xam ne mi ngi fii muy tonton Gomis guddeeg ba ca pourtant mi ngi fii toog de te dañ koy fay dégg nga mi ngi nii di ma dégg du sama poche ci lay génne mais nag wax dëgg fa yàlla nañ ñu dimbale paa bi sonn na mi ngi nii dafa engagé wu di bale sax te mag la c'est un vieux kon ñun waa cité ouvrière ñun ñëpp lay waxal parce que man ci la bokk keneen ci la bokk nañu seet yàlla te changer lieu de dépotoir changer fii ñuy def ordures yi waaw man daal foofu loolu rek laa amoon lu mooy wax ñu bokk ñun ñëpp daal. waaw yéen a ko déggandoo li mu wax vraiment dañ koy déplorer parce que du lu nga xamante ne nii vraiment lu responsable la parce que cité ouvrière bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ay famille vraiment mën naa wax ne ay famille nag ñoo ko fiy tuur parce que bu fekkente ne seen bon yi la ñuy yónni te bon yi dañuy bàyyi ba xaaju guddi ñu bàyyi ba gardien bi dem ñu ñëw di ko fi tuur loolu jaaduwul gardien boo xam ne moom honorable député moo koy fay ci poche am kon dañ ko war a jàppale man nag du ma gis loo xamante ne dana weng ba pare ñu koy nëbb wala ñu koy suul man en tout cas VFtv moom laa tuddee la télé des sans voix parce que émission bi noonu la tudd la voix des sans voix kon nag bu wax jotee am ñuy ñaxtu bëgg mu fës man fu waay ma ci nekk damay dem rawatina mooy fi nga xamante ne nii mooy sunu gox rawatina muy ku nga xamante ne nii moo nekk ci sunu cité bi nekk ci sunu kilifa ci sunu honorable rawatina muy marinu télévision bi gis ngeen ko nii ñi mu àndal a ngi nii vraiment kenn bàyyiwu ko ginnaaw ndax ñëpp bu jógee ñu ànd ak moom parce que dañ koo gëm te xam nañ ne tamit ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñu leen di remercier ñu tamit de passage ci accueil bi ñu defal di leen wax nag ne leen gis ngeen ko mu ngi noonu nettoyage bi gis ngeen ko gis ngeen lieu yi nga xamante ne nii fii la xale yi di fowee kon nag ñi ngi ñaan encore une dernière fois ngeen di sàmm li ngeen am ngeen di gën a dox ci hygiène bi parce que seen i doom dong ñoo nekk à côté ñoo ciy foofu te bu leen ci dara dalee tamit coono dong la leen di indil kon nag à bon entendeur salut. ñun ci suñu wàllu bopp ñoo war a sensibiliser man maa ngi fii guddee bëccëg am na ñoo xamee du ma ci nii parce que fii mu nekk lu mu amul dootu moo ko amati ba faw li ma desee dootu moo ko dundati ñu bañ di ñëw di saboter di tuur mbalit ci guddi la ñuy ñëw du ñu ñëw bëccëg mbaa ñu yónnee xale comme ñii am na ñoo xamee dem maay mujj nangu seen mbalit dem tuuril leen dellu si jox leen seen sio ñu dem te mun naa ne cité bi kenn mënu ma ko jàngal depuis le 25 janvier en 80 laa fi teg sama tànk ba jusqu'à présent comme kenn dara mënu ma jaaxal fii nañu tabu xol yi doon benn bañ a saboter te ñu dimbalante te yàlla tax man bu ma neexoon ma toog sama biir kër ça me coûte rien mais bu ñu nee rek dañ may fay dañuy def lu leen neex comme seen bopp la ñu koy defal la ñu ma nañu jéem a sensibiliser bëgg suñu bopp bu ñuy defar suñu bopp la ñuy defar bu ñu defarul suñu bopp la ñuy defar nit mënut a jógee ci biti ñëw defar ñu ñoo ko war a defal suñu bopp comme ñu ñoo ko war a defal suñu bopp nag nañu mànkoo doon benn suudeew defaru bu mun a jàll mais su fekkee ne kii dee defar kii di yàq finalement dootoo xam lan ngay def man nag si ba wàllu bopp bu ma tayee dafay toog
parce que damaa liggéey ba retraité lii taxul ma dund lii taxul ma dundal sama waajur lii taxul ma dundal samay njaboot mais dama ci fas yéene defar fi ma dëkk loolu moo tax ma toog fii. c'est important vraiment. asalaamaaleykum maa ngi nuyu di nuyu ñëpp waaw yéen ñi di ñu xool di nuyu tamit ki nga xam ne mooy suñu maire bu baax bi nga xam ne amul benn borom fii waaw ñu ngi kontaan ci moom ndax lii jafe na ñun ñi amuñ problème lañ amoon ndax fii nii yëpp fi ñu taxaw nii yëpp ñoo ngi fi woon taxaw ndax fii yëpp mbalit la woon mbalit fii dafa feesul del oto école yeeg yëpp ku fi ñëw ñun ñii di entraîné ñun jeunes yi war a football sax dañuy soxla espace bu ndaw bu ñu entraîné fii mais daawuñ ko mais léegi xoolal fii set na wet instant ñun moom amatul dara luñ ko wax vraiment mi ngi liggéeyam waaw keneen ku jug pour yàq moom da ngay sonal sa bopp rek ndax taal bu yàlla taal moom sànni sa fan nga koy jéem a fay loolu moom di leen wax ni moom fii moom ñun moom lañu am tey moom lañu am suba leneen lu fi nit wax ñun considéré ñun moom lañu am besoin yu ñu am mu ngi ñuy toppatoo lu mu ndaw dinañ toppatoo te bëggul fii jeunes yi surtout jeunes yi bëggul benn jotaayu wét lu mu gàtt dina yëkkati dara ne xale yi def leen lii wala yooyu noonu waaw animation bu fi am moom la ñun moom lañ am daal man daal loolu laa amoon ci lu may. asalaamaaleykum mbokk Diourbel maa ngi nuyu surtout mbokk waa cité ouvrière maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu suñu autorité bi fi nekk di honorable député Sadio Diakhaté maa ngi koy nuyu di nuyu aussi waa télé bi ñëw di ñu jël ñu ngi leen di nuyu VTV ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ndax lu mel ni ñu dañ ko yàggoon bëgg yàggoon ko soxla je crois que c'est le moment boo xamante ne bu ñëw pour ñu mën a sensibiliser rawatina suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi man ay maman laa comme toutes les mamans kon nag yaay boo xamante bépp yaay bu nekk si biir kër yi maa ngi lay sant di la gërëm mais rawatina nag ñu defar suñu gox mooy lan am na loo xamante ne ay ordure la fii lépp lu fi ñëw rek nit ko fi indi saleté yi nekk fii saleté yi xëyu rek ñëw nekk fii c'est parce que ay nit ñoo ko jëlee seen kër indi ko fii léegi ñu bëggoon yaay yi ak bépp habitant ak bépp parent bu nekk ci cité bi nañ ci veiller ci mooy lan mooy suñu wér-gu-yaram d'abord suñu santé d'abord ñun moo ñu def problème parce que saleté ak santé mënuñoo ànd comme que saleté ak santé mënuñoo ànd ñu ngi ñaan suñu mbokk jigéen yi nekk ci kër yi ñu ñuy jàppale ci loolu bu baax a baax man ci école bi laa nekk def naa fi 14 ans ci école bi boo gisee école élémentaire ak école maternelle presque benn la te ay xale ay tout tànk ñoo fa nekk kon nag lépp loo xamante ñëw na ci loo xamante ne ci lu jëm ci seen wér-gu-yaram ñun ci loolu la ñuy veiller chaque jour dañuy def ay émission di animer sax des fois y a des leçons yoo xam ne vivre dans son milieu c'est quoi c'est être dans le milieu nag ngay def nag ngay dund yow sa dund ak li la wër loolu c'est la propreté la ñuy jàngal xale kon mënuñu leen ko jàngal ci école ba pare bu wëññeeku encore mu am loo xam ne dafay répercuter ci seen environnement loo xamante ne aussi loo xam ne gënul ci ñoom comme leçon yooyu ay leçon yoo xam ne dañuy jàngal xale pour seen environnement ak lu gën ci ñoom ak seen wér-gu-yaram bëggoon nañu aussi seen entourage aussi mu doon entourage bu set bu sell ba nga xam ne ku ci nekk war nga ci jëlee sa wér-gu-yaram ba nga xam ne ñun ñëpp ñu am la joie de vivre et le bonheur dans les familles merci loolu laa amoon lu may wax. À très bientôt ci beneen numéro La Voix des Sans Voix VFtv la chaîne des valeurs dédiée aux femmes. VFtv merci. Merci beaucoup.